le délégué général bu entrepreneur bi ñu dénk wàllu entrepreneuriat rapide dafa génn ne dugal na ci biir Pikine ci wàllu financement yi lu ëpp ñetti milliards. léegi nag ñun nag ndawu jeunes yi loolu xaw ñu jaaxal ndax bi projet bi taxawee dañ ñu woowoon ci benn réunion boo xam ne préfet bu Pikine moom moo ko jiite woon donc bi délégué bi ñëwee xamal nañu ne Pikine li mu am ci financement yi mi ngi toll ci 1 milliard 950 millions. loolu nag depuis 2018 la woon boobu ba léegi amaatul beneen daje boo xamante ni acteurs yi ko sekkoon toogaat nañ ci pour ñu wax leen financement bi fan la toll. ñun nag ñu ne jot na ñu poser ko ay questions donc question bi ci njëkk mooy projet yi nga xamante ni ay junni Pikinois demoon nañ préfecture déposer ko projet yooyu fan nañ ci toll ana projet yooyu nan lañ def projet yooyu. beneen parce que li tax ñuy poser question boobu mooy bëri na ndaw yoo xamante ni déposé nañ ba léegi nii mosuñu leen woo xamuñu sax nan la financement yooyu mel kenn woowu leen xamuñu fu financement yi dugg moo tax ñuy poser question boobu. parce que tamit beneen question bi stop moom mooy bu weesoo base de données boobu nga xamante ni ñu ngi koy laaj délégué général bi est-ce que li ñu déposé woon moom bu dee financé na est-ce que évalué na enveloppe bi nga xamante ni bi mu ñëwee Pikine annoncé na ko. pour wax ne war na fi joxe 1 milliard 950 millions parce que évaluation boobu li muy wane mooy du rek ñu ne financé nañ tant de jeunes waaye financement boobu tax na jeunes yi taxawal entreprise yu dëgër yi ba employé yeneen jeunes parce que loolu mooy idée projet bi donc loolu tamit bëgg nañ mu indi ñu ci ay réponses mooy évaluation bi ci mujj mooy bu ne joxe na plus de 3 milliards donc loolu dañuy njortu ne amaan na lu mu dolli ci enveloppe boobu léegi li mu dolli ci enveloppe boobu ci yan base lay joxe financement yooyu ndaw ñi. parce que ndaw yi ñu ngi fii ak seeni projet ba léegi di xaar bu loolu wéyee nag parce que question yi li tax ñu koy posé mooy ñun ñii dañ fi teewal ay ndaw du ñu gis problème am ba pare ñu koy sëgg di noppi il faut ñu posé wu question yooyu noonu. bu loolu weesoo nag am nañ ay recommandations yoo xamante ni donc bëgg nañ ko dénk président de la république parce que ñun am nañ confiance ci ne bi muy taxawal DER bi dafa bëggoon ñu am solution yu gaaw ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ne ndaw yi ñu ngi koy am ci wàllu liggéey donc bi ci njëkk mooy. mission bi nga xamante jox na ko DER ñu ngi koy ñaan mu xoolaat mission boobu surtout nag ci jamono ji nga xamante ni ñu ngi wax naan suñu wàllu koom-koom ñu ngi xool nan lañ koy suqaliwaatee donc loolu dafa laaj ñu def taxaw seetlu ci li nga xamante defoon nañ financement pour xool naka la ñuy jógaatee pour que jeunes yi mën a am ay financement yu baax mais aussi mën a développer seen ay entreprise ba mën ci sax employé yeneen jeunes. beneen recommandation mooy lu mel ni mënul am département bu nekk ñu ne jox nañ la enveloppe. te amul benn comité boo xamante taxawal nañ ko fa pour ñuy saytu alal jooju parce que alalu askan bi la te ndaw buñ ci jox tamit ñun suñu responsabilité ñu suivre ndaw boobu mu rembourser xaalis bi ñu ko jox parce que kenn mayewul xaalis bi leble la te ku ñu lebal da nga war a fay parce que fay boobu ngay fay moom mooy permettre DER mën a amaat xaalis pour mën a lebalaat yeneen ndaw donc ñun responsabilité boobu consciente nañ ci te xam nañ ne tamit lu ñu war a jouer la léegi bu weesoo loolu nag ñun bëggoon nañ tamit ñun si wàllu bopp ñun suñu engagement te loolu ñun si lañ mës a nekk cadre bii ñu nekk loolu moo tax ñu aménager ko mooy ñun suñu engagement mooy fexe ba nga xamante ni dinañ former accompagner ndaw ñi ci véritablement ñu mën a am ay projets yu baax mën ko déposer ñu mën leen a financer waaye bu loolu wéyee aussi bu ñu bénéficier wu financement ñu xool ak suñu ay maire yi fi nekk moo xam mairie de la ville wala mairie commune yi fi nekk nan la ñuy àndee taxawu ndaw yooyu jéem leen a suivre ba nga xamante ni projet xaalis yi nga xamante jox nañ leen ci seen ay projet ñu mën ko topp ba nga xamante ni dina am réussite parce que tamit bu wax yëpp li muy bari du ñun nekkuñu ci ay financé nañ 1 million de jeunes man yaakaar naa nga financé 10 jeunes ñu am entreprise yu baax yoo xam ne dinañ financé dinañ mën a employé yeneen jeunes moo ëpp njëriñ nga financé 1 million de jeunes yoo xam ne kenn du ci réussir donc loolu moom mooy sabab bi tax tey ñu woote point de presse pour leeral mais aussi pour poser des questions pour ñu indil ñu ci ay réponses waaw parce que ñun dañoo xëy rek dégg ko non mënuñu ko gëm parce que pour ñu gëm ko da nga ñuy woo wax ñu parce que bañ ne ñëw financement bi day dugg Pikine dañ ñoo woo ci kuréel goo xamante ni tey moom mooy instance bi gën a solennel ci département bi préfet jiite ko ñun ñëpp ñu toog délégué bi ne am na enveloppe bu 1 milliard 950 millions bu ñu war a jox Pikine léegi tey bu fekkente ne war nañ dem ba romb foofu mais war nañu toogaat ak comité boobu jox leen ay information parce que ñi fa nekkoon ñëpp ay responsabilité lañ ay kilifa lañ ñii ci communes yi lañ jóge woon maire yeeg ñëpp ñëwoon toog conseil de la jeunesse ñëw toog collectif des femmes ñëw toog yaakaar naa ne tey bu ñu demee tey ba benn moment war nañu woowaat acteurs yooyu évaluer loolu xool parce que tamit Covid jaar na fi
ku ne xam na ne am na lu muy impacté ci activités yi nga xamante ndaw yi jigéen ñi ngi ko doon def donc loolu day baax ñu def ci taxaw seetlu pour que financement yi ñëwaat ñu xool ci yan anam lañ koy joxe. avant ndaje bu tey bi est-ce que xalaatoon ngeen bind wala dem daje ji ak ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo waraloon. waaw loolu nag li ñu ci wax moom du bëri parce que jàpp nañ ne tey nit moom pour nga ñëw ci moom day fekk mu ubbil la say buntu ndax moom yaakaar naa ne déclaration bi mu def fii la ko defee biir Pikine te ñun ñu ngi Pikine fii la ñu recevoir ministre de la jeunesse interpellé ko tamit ci question boobu noonu donc yaakaar naa ne bu fekkonte ne moom pare na pour waxtaan ak ñun am na instance bu solennelle muy CDD bi nga xam ne préfet moom moo koy jiite na woo foofu acteur comme ni mu ñu woowee woon ba muy wër Sénégal naan damay financé donc nañu woowaat foofu bu ko defee mu ne li ñu njëkkoon financé kat fii la toll donc lii lañ ci am jeunes yi remboursé nañu wala remboursé nañu pour que ñun it si suñu mission bi nga xamante mooy suivre jeunes yi ñu mën a rembourser seen prêts yooyu pour que yeneen jeunes mën a am financement ñu mën ko def mais loolu tam bu amul ñun li ñu mën rek mooy boo génnee ne teelu wax ñun tamit ñu ne teelu wax après nag ñu soog a xool leneen lu ñuy régler fi lëndëm fi mu war a doon mooy information parce que mbir boo ko sëkk ak ay nit nga woo leen ci njëlbeen ne leen ñun de lii lañ leen di financer bu demee ba mu am changement wala mu am évolution waroo sax xaar loolu yaakaar naa ne boo paree loolu rek war nga leen woowaat évaluer booy dugalaat nga ne leen man de lii laay dugalaat ñu ñëw tàggat jeunes yi ne leen amaat lu dugaat sinon bu fekkee am na lu dugaat ñi ko yëg rek ñoom ñooy dem bénéficier wu ci te loolu je pense que lu am solo la ci ñu respecter acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk à la base te ñoom ñooy def suivi bi moo gën ñu naan ay 3P naan préfet police ak procureur pour man jeune doo ko financer ba pare di ko fitnaal nañ teg jeunes yi dans de bonnes conditions jox leen financement accompagner leen sur le plan technique et stratégique bu ko defee li ñu war a def seen ay projet ñu def ko ñun li ñuy ñaan suñu mbébét mooy ñu réussir programme yooyu parce que réussir moom mooy tax ñu mën a financer yeneen jeunes mooy tax tamit wàllu xëyu ndaw yi ñu am ci solution. non convention boobu li ñu ciy leeral mooy ñun maire annoncé woon nañu ko ba pare waxoon nañu ne nañ ci waaj parce que moom mi ngi waajal signer convention ak maire mais day réconforter rek li ñu doon wax ci recommandation yi mooy tey mënoo ñëw dugg département bu nekk ne leen am ngeen enveloppe tel te yamul ci département yi de wax nañ ba commune bu nekk lu mu war a am je pense que foofu li jaadu woon mooy ñu signer ay convention ak maire commune yooyu ak maire de la ville bu Pikine bu ko defee ñun ñu àndandoo saytu fonds yi parce que tamit dafa am sew-sew bi ci am te daloon na waa ANPEJ maanaam ngay financer waa Pikine rek nit ñëw ne Pikine laa dëkk xam nga certificat de domicile yomb na ut boo demee si délégué de quartier ñu jox la nga dem defar sa dossier déposé ne Pikine laa dëkk te dëkkoo Pikine donc loolu tamit mënoon nañ ko régler ci kaw ñu signé woon convention avec les maires ànd ak tous les acteurs au niveau local bu ko defee ñu mën a saytu fonds yi lépp loo xamante ni war nañ ko ci teg ci yoon ñu mën ko teg ci yoon ànd ceeg maires yi mais ànd ceeg acteurs yi nekk yëpp à la base. Alioune non loolu moom mooy question bi ñuy posé parce que ñun benn jotaay lañ ci am 2018 ba léegi amaatul benn jotaay boo xam ne am na Pikine kon mënuñu wax ne tant de jeunes lañ financé lim bii ci ay ndaw lañ financé ci biir Pikine kenn mënu ko wax ñoom rek ñoom ñoo ko mën a wax donc loolu nag baax na ñu leeral ko. alhamdulilah na publier liste bi non du ay wax parce que ñun institution lañ ñun bu ñu ko bëggee saisir dañ koy bind saisir ko moom tam bu fekkente ne pare na pour joxe liste bi mais na ko joxe dinañu permettre ñu régler deux choses ñu xam ndax ñi ñu financé ñëpp Pikine lañ dëkk mais également ñu mën a suivre jeunes yooyu ñoonu ñu financé ñu mën a rembourser prêt yi ñu leen jox pour que yeneen jeunes yi mën a am ñun loolu rek la ñuy laaj nekk ñu di critiquer nekk ñu mais dañoo bëgg rek leeral donc loolu daal moo nekkoon solo jotaay bi